population ba ca Kër Massar di kaas ca nañuy jëfandikoo seeni wër dëkkuwaay ñenn ca askan ba ñoo ngay jooy ak a ñaxtu ñoom ñooñee dañoo nekk ci ay guddi yu bërsëtagul ndax kat liggéeyu wotopong ba dafa nangu seeni kër ñoom nag ca taliba lañ féetee te foofee la wotopong ba di jaar moo ngi toll ci 25 famille yu ñu war a yëkkati seeni dëkkuwaay ñoom ñooñee jot nañoo former seen ab kuréel dippeeku collectif des impactés de l'autopont de Kër Massar ñoom nag la ñuy nakarlu mooy ne diir bañ leen jox dafa gàtt te amuñu fu ñu jëm teg ci ndàmpaay yi ñu leen bëgg a jox dafa dippoowul ak seeni bëgg-bëgg kuréel gi nag nee nañ gouverneur bi ak l'état bu Sénégal daf leen di jaay doole ba tax na tey ñu amaloon ab ndaje ak taskatu xibaar yi si noonee ñii di leen waay retraité yi wane nañ seen ab mer fësal seen ab nakar teg ci di woote ngir ku leen wàllu ñu teewlu kàddu kenn ci kuréel gi. ñëwuñu pour xeex ñëwuñu pour xuloo ak buur ndax dañu xam ne ay citoyen lañu ci réew mi lañu bokk waaye nag dafa am loo xam ne dafa jaaduwul ñu bëgg jël réew mi comme seede xamal leen ne dañu wax ne ñun dañu fi war a jógee dem ndax dañu fiy def autopont weddiwuñu ko utilité publique la ndax intérêt public vraiment kenn du ko xëccoo lu jaadu la c'est que nag dafa am foo xam ne fii rek moo sooxe ndax yoon ci boppam moom moo teggi yoon xam nga bu ñu waxee ni nous sommes un pays de droit dafay daal di doy waar te yoon woowu nag ci boppam moom moo teggi yoon parce que bu ñu fiy jëlee mu am loo xam ne këyit gu ñu fi fekk muy décret boo xam ne bii 2010 la woon mu ne ku fiy jógee di dem en 2010 25 000 francs la woon mètre carré titre foncier ñu dem ba 2015 ñu ne 48 000 francs la kon te dañu wax ne këyit mooy dàq këyit un décret dafay jëlee beneen dafay teggi beneen décret te décret président de la république ci boppam moo koy xaatim moom moo koy signé moom moo koy jébaane ci journal officiel ñëpp jot ci une fois que mu dugg journal officiel amatuñu dara ñu ciy tekki ñu bu ñu demee décret boobu 2015 ba 2021 ñu ba 2021 ñu ne dinañu ko dàmp at bu ne dinañ ko dàmp ñaari 15 ñu ñëw ba 2021 donc titre mètre carré bi war a doon 62 000 francs mais ñu ne loolu moom amuñu ko man mi wax ak yéen personnellement m'a posé question bi adjointe gouverneur à Dakar madame lu tax bassin bii mu ngi nii seen gannaaw ba ñu koy négocier ci ñi ko négocier ci laa bokk ñu jël ko à 50 000 francs le mètre carré yéen ngeen jël titre foncier ñoo xam ne première position site commercial à 25 000 francs mu ne ma projet yi bokkul ma ne ko lan moo ñu wutale mu ne ma bassin bi projet la woon projet banque mondiale moo leen accompagner alors que pont bi Ageroute la Ageroute c'est le Sénégal amul xaalis adjointe gouverneur man maa posé question bi man ñuy wax ak yéen mu tontu ma loolu te lu jiitu loolu bi ñu ci waa avant ñu egsi woofu dafa waroon am négociation de conciliation boo xam ne dañu waroon daje à la préfecture ñi nga xam ne ñooy impacté yi ak la gouvernance ak représentant ñi teewaloon différents secteurs ministères yi li mu concerné ñu waxtaan ak les commerçants mais defuñu ko comme ki ma jiitu ni mu ko waxee ci nasaraan ba ñu egsee préfet li mu jëkk a wax mooy yéen commerçants yi waxuma ak yéen bu ñuy wax ñi am kër la ñuy waxal parce que yéen ci muru église bi ngeen tafu muru église bi kenn jaayu leen ko yéen a fa taf seen bopp kon yéen dañ leen di dàmp rek yéen borom kër yi wax ji lu bare dem leen ci bureau bii boo leen demee dinañ leen wax kenn ku ne lan lañu xaymaa sa kër ku bëgg nga jël ku bëggul ñu jël sa xaalis yóbbu caisse dépôt et consignation nga dem uti avocat esté en justice kooku mooy d'abord mooy première faute parce que conciliation dañuy waxtaan nga wax ma wax nga indi sa expert ma indi sama expert ñu évaluer seet fan la ñuy juboo ñu
bokk tënk foofu mais loolu amu ci dañu ñëw rek daal di imposer lii la vraiment xoolal immeuble borom immeuble yi ngay gis fii yëpp amu ci benn immeuble boo xam ne évalué nañ ko à 100 millions immeuble yi ngay seen amu ci benn bu ñu évalué à 100 millions te fii ñu toog nii cité des enseignants ñooñu c'est une coopérative la ñun fii c'est la Caritas coopérative Caritas bi pratiquement man dong maa ci bokk buy impacté sinon ñu ci des ñëpp c'est des commerçants yi dañu jënd seeni terrain yi ñu jënd ki ci gën a yombale mooy ki def centre commercial bi ñu ngi ko jëndee 22 millions 500 amul sax 50 millions loolu rek la ñu bëggoon ñaan réew mi ñu àtte ci loolu bu dul loolu dem bi moom dañuy dem parce que utilité publique la ñu wax kenn mënu ko bañ mais nag dafa jàmp délai bi 45 jours weer ak fukki fan ak juróom korité gi di war a doon le 13 wala le 14 nga war a dem ñun le 10 dernier délai xale yi dañuy jàngi suñu jarbaat yi suñu sët yi suñu doom yi ñoom bu ñu naka lañ leen di def te fii la ñuy jàngee à Kër Massar seeni école yi ngi nii wër leen léegi xale yooyu naka lañ leen di def année scolaire mais da ngay may nit ñi sax te nit ki buy dem da nga ko war a jël accompagner da nga koy gunge war nga ko jox boo ko recaser avant ça war nga ko jox location 6 mois war na am indemnité journalière parce que defar bagaasam pendant juróomi fan moom la texte yi wax nii c'est des textes. gannaaw loolu nag jot nañoo tàlle suñu micro kenn si waay impacté yi. bon ñun ay impact lañu quoi dañoo boole ci ñi nga xamante ni dañuy toj ci kër yi mais ñun dañ fay loué ban fa loué ak léegi yàgg na ça fait presque 5 ans kenn mësuñoo amal borom kër gi xaalis ah ñu xëy un bon jour ne da ngeen dañuy toj kër gi te ñun kenn joxuñu sommation vraiment loolu moom tamit lu nu metti la quoi loo xamante ni doy na waar trop xëy benn jour ñëw fekk ay nit ñu dëkk ci benn kër yàgg fa lool nga xëy ne leen da ngeen fiy jógee sans dara joxuñu ñu benn sommation joxuñu ñu dara xëy rek ne da ngeen di génn da ngeen di toj kër yi te loolu tamit vraiment lu doy waar la waaw. joxuñu ma délai kenn joxuma délai ba léegi kenn joxuma délai kenn joxuma këyit kenn newuma waxuñu ma dara kenn waxuma ko waaw loolu nag vraiment dañ koy déplorer quoi lu doy waar la. non waxuñu ñu dara ba léegi waxuñu ñu dara franchement waxuñu ñu dara affaire bi daal doy na waar quoi doy na waar trop vraiment waaw. ngir wàllu njaboot yooyee nekk ci ab nakar ak njaaxare monsieur le maire bu Kër Massar jot na leen dig ab suuf. maire ci boppam maireu Kër Massar wax na ni ci gémmiñam mu ne man am naa ay terrain ci côté ASECNA bi gouverneur laay déglu su ma joxee ndigal ma jox leen ay terre. waaye nag kii di monsieur le gouverneur lay xaar mu jox ko ab ndigal bu ay jéegu taxawul fii ak fukki fan ci weeru mai njaboot yooyu dinañu tumuranke